jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ci seen télévision yi TV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees ci xabaaru marax yi bokk na ca ni Sénégal fi mu toll njëg gi mi ngi yokk te wa taxaw ndajem ëngëmloo la ñu xëyoon woote ci ses moo ko dalloo ministre bi dénk baana gi ci réewum Sénégal waxtaane ko moom ak ñi séq njënd meeg njaay mi waaye tamit ñiy défendre maanaam ñiy sàmm way jëfandiku yi waxtaan am seen diggante ku ne becc ay xalaat jàpp ni pexe mënta ñàkk nga fexe woyofal dund gi ci kaw askanu Sénégal moom man ndaw jàpp ni wàññi gi nu wàññi taxe bi ci wàllum sukkar si woyof mën na caa am daañu ci dégg ak gëstub Abdourahmane Ly barsàq ci biir Sénégal di wéyandi ay ndaw yu bari yegg barsàq Ousmane Sonko gis ni ak lu mën di xew doxinu président Macky Sall ak nguuram ñoo wone ak lajj ci wàllum xëyum ndaw ñi mi ngi ko xamle ci am ndaje moom ak docteur Babacar Diop daañu ci ñëw tam dégg kàddoom ci biir xabaar yi bëccëg bi nu jagleel médecine traditionnelle maanaam pajum cosaan waxtaan mënu caa ñàkk ndekete yoo la mën a faj bari na lool ci wàllu meññeef yi docteur Eric Boudousso yëkkati kàddoom waaye tey ñu tànn leen lenn ci ay meññeef dañuy wax toll ci boppam saf ànd ak moom di dem waaye teewul la muy faj bari lool Ndeye Mariam Gaye jot naa mus ngir xamal ñu la mu saf dañu ko dégg ci biir xabaar yi daañu ci boole toog tekk ci réew mi lu mën a nekk la d'ailleurs bii du ko weddi ma ngay xëy di koccal daañu ci ñëw ànd caak Mamadou Lamine Fatim bu nu àggee ci njeextalu xabaar ni ki faram fàcce gi. ñu gërëm leen cànd bi ak ñun ci TV tàmbali faram-fàcce xabaaru marax yi jëm ñu ko dund gi yokk gi foo ko takk jéggi na ko suukar diwlin ak la muy àndal borom kër daanaka poosam bënn ci bépp boor ndax la muy joxe ci dépense mu doy du yomb ndax njëg gi ni mu yokkoom ndaje am ca tey jii ndajem ëngamloo di ab conseil national jëm ci wàllum consommation fexe waxtaane njëg gi nu ko mën a wàññee ministre bi ñu dénk wàllum jënd meeg njaay mi Aminata Assome Diatta ak ñii di acteurs yi ko seq moo xam jëndkat ak jaaykat ak way jëfandikoo yi ku ne jot na ba ci xalaat waaye loo ci mën di dégg lii di wàllum taxe bin gàll ci wàllum sukkar si te mu kawee lool faaw ñu comp ko am na lu état compani loolu mën naa tax waaye te am ci askan wi ñëwaat ca ndaje ma ànd ci ak gëstu Abdourahmane Ly ci kanamu kuréel yuy xeexal way jëfandikoo yi industriel ak yeneen ñuy yëngu ci wàllum jënd ak njaay jëwriñ ji di Aminata Assome Diatta ngi jéem a dalal xeli askan wi ci jamono ji ñuy wax yokkute bi jëm ci produit yi ëpp yu ñuy jëfandikoo ci réew mi moom jëwriñ waa ngi xamle pexe yu ñu wut ci yegg suñu wàññi leen ay pexe yu ci mel ni taxe conjoncturelle à l'importation mu ñu dindi léegi ci suukar si. La réduction de la taxe d'ajustement à l'importation. Taxe d'ajustement à l'importation la ñu njëkk wàññi mi ngi toll woon ci téeméer fukki yi ñu yóbbu ko ci téeméer juróom yi ci diwliñ bu fiy dugg ci wàllum ceeb bi TVA bi amul looy joxe ci blé bi nga xamante ni moom la ñuy defaree mburu mi dañoo teggi droit de douane bi TVA bi ci wàllum farine de blé bi itam doo fay dërëm njëgum 20 litres diwliñ bi itam daañu ko xoolaat ak obligé ñuy jaay ñu xamle ñaata la ñu dese ci seeni stock ak it li jëm ci wàllum homologation ci njëgum mbir yu ñuy jëfandikoo jëm ci wàllum tabax. Déclaration des stocks, l'homologation des prix des matériaux de construction. daanaka màkkaanu jëwriñ gu ñu dénk wàllum jënd ak njaay mi deful dara bu ñu sukkandikoo ci Momar Ndaw ngir kile jiite association des consommateurs du Sénégal jëwriñ wi li ko gën a soxal mooy wàllum politique ci weneen wàll wi mi ngi woote suñu homologué njëgum produit yi nga xamante ni jëfandikoo bi ci askan wi am na doole loolu. dafa bari ay produits yoo xam dañ leen a war a homologué te homologué wuñ leen wala yu ñu homologué woon génnee leen ci homologation. produits yu mel ni yàpp yu mel ni jën yu mel ni ceeb yu mel ni meew yu mel ni suukar yu mel ni tamaate yu mel noonu produits yu nga xam ne yëpp produit de première nécessité nga xam ne mënoo xëy suba ba ngoon te utiliser woo ko nañ ko homologué xool structure des prix yi. bu ko defee képp koo xam ne da ngaa bëgg a def spéculation yoon dal sa kaw loolu la ñuy xaar. maître Massokhna Kane moom lu muy ñaawlu mooy anam bi ndaje mi amee muy ndaje woo nga xamante ni seeni xalaat daa mel ni amul njëriñ ndax jàpp na ni kenn rek dong moo nekkoon di wax ay ndogal yu mu jël ci bile situation. réunion tey bi daal ñun dañu gëm ne objectif bi mu waroon atteindre ko parce que ci niñ ko préparé ak niñ ko defaree ñoom dañu ñëw ak seeni mesures. te dañu waroon def concertation ñun ñëpp ñu xalaat ku nekk génne say recommandation ñu dajale ko def ko conclusion wu réunion bi
jébbal ko état bi loolu nag amu fi tey. li leer ba leer moo di ne jëwriñ bi moom lu mu jàpp moo di mbasum coronavirus bi moo tax njëg li yokk ba jéggi dayoo coronavirus wala boog li nga xamante ni moo di demande bi ëpp lool li nga xamante ni moo di offre bi muy kon ay produits yoo nga xamante ni daanaka lu toll ci juróom-ñeenti at yokkuwul wàññeekuwul gannaaw pexe bi nga xamante ni gouvernement bi tëraloon na ko niki wàññi wala dindi complètement yenn taxe fiscale yi. Abdourahmane Ly jaajëf xabaar yi wuy ci benn mbir tey dafa doon bëccëg bu nu jagleel pajum cosaan muy médecine traditionnelle bi Sénégal di ko jëfandikoo ci lu bari mboolem Afrique moo ne lu am solo la bu sukkandikoo ci nga xamoo di docteur Eric Boudoussou kàddoom jib na ci wàll gi mu ñu xamal ni li jëm ci wàllum corona bi sax gàncax yi fi nga xam moo fi nekk bu nu ko waggaree ak la ca war toppatoo ko war naa mën a génne corona bi ci biir Afrique dañu ko déggaat incha allah ca na mu gën a yaatoo waaye kii di ab ngayeen la Ndeye Mariam Gaye moo ñu doon càmbaral lenn ci ay meññeef njariñ li mu am ci doomu aadama bari vitamine waaye itam bari li nduppee felñeent ngir war a mën a aar doomu aadama muy toll googee ci boppam la mu saf daanaka ma nga ca waaye teewul meññeef fi ak la muy jaxiñ am na solo lool Ndeye Mariam Gaye jëmbul ñam nga ko ñam moo tax mu ñuy faram-fàcceel la mu saf reportage. Andolphia eudeloti wala toll ci wolof moom mi ngi bokk ci famille Apocynaceae yi bileb meññeef nag mën a toll ci diggante 3 jàpp 20 grammes yore couleur bu jaune jàpp orange moom mu ngay bàyyeekoo ci réewu Côte d'Ivoire ñu bëgg ko loolu fii ci Sénégal rawatina jigéen ñi boo demee ci Gueule Tapée ci njaay yu ndaw yi table joo gis daanaka yaa nga fa gis toll ji mu nekk nag lu sénégalais miin lool jaaykat bi nga xam ni jamono ji gafaka ma ngi fees dell mu ngi wax ni mi ngi koy jaayee diggante 0 jàpp 20 su ko toggee nag mën na koo jaayee 250 ba sax téeméer. tool bi moom macha allah mi ngi dox moom sénégalais bëgg nañ ko moom. syndicat lañ koy jëndee carton la ñuy jëndee carton tool. 30 000 lay jar ça dépend bu wàccee noonu wala 15 000 francs. ça dépend daal tool su mu amee nii 15 000 francs 7 000 ça dépend. waaw période bi tool bi moom day dox moom macha allah. moom màdd moom jeex na moom instant ne période bi mi tool la moom nit ñi moom la ñuy gën a bëgg daal. am ñoo xam te suñu ñëwee dañuy laajte dañu teg li màdd la ñu ne déedéet li tool la. biñ ko ñamee ñu xam ne tollam confit bi suukar xorom kaane dafa ko bu mu saf daal. mu nekk nag meññeef boo xamante ni mën nañ koo def jus wala confiture ci ni ko ndaw yi gisee te nga xam ne dañ ko bëgg lool. toll de dama koy gis gars yi di ko jaay ni rek. waaw toll dama si lekk dama koy lekk kay. saf xanaa saf rek lay kii de non man xorom. waaw man ma def si xorom bu bari daal moo ma gën waaw mais madd ak tool soo xoolee benn la waan tool moo gën a saf madd de waaw moo gën a saf madd de du benn sax lay waaw dinaa koy lekk nee na ñu day faj de waaye xam naa ne daal weex na de waaw ci ahlu farax la bokk de waaw ak madd ay doomi ndey lañu waaw. Andolphia eudeloti wala toll nekk meññeef boo xamante ni dafa xaw a weex jàpp forox waaye nag riche loolu en vitamine C ak E mën a dimbali corps humain ngir mu gën a am doole ci ni ko nutritionniste bi gisee docteur Mati Diagne. jaajëf soxna Ndeye Mariam Gaye moo doon topp mbirum Madu Diak wala sax kon toll jàll ci aju xabaar yi woy ba tey ak mbirum jënd ak njaay ci marché bi jamono ji tembe nekk jamonoy nawet ñu ci bari xam ngeen ni lal beek lale bi yeb ak yeb bi ci marchandise yi ak taw bi la muy yàq dana bari lool naka la baana yi def ak taw bi ak nun koy mën a xeexee ba du yàq seen liggéeyukaay gëstu soxna Ami Diouf. xumbute gi la ñuy ràññee luuma cinéma bu Parcelles Assainies commerçant yi di wër ci marché yi ngir mën a jaay seeni marchandises yi ñuy jànkonteel ay jafe-jafe ci nawet bi le bâche toile yi nekk li ñuy jëfandikoo pour génn ci. métti na si ñun lool nag parce que man mi sax am naa ci anecdote moo la si mën a nettali dama demoon Touba bàyyi sama saak mu ñëwee weñ ñi ñu ko dee dama fekk moo xuur yëpp yàqu xam dama mujj obligé dem tuub ko sax taw bi daf ñuy sonal quoi parce que saako yi il faut nga jënd ay toile di ko tegale te bu ñu ko daanee ñaari ñettoon day toj franchement buy taw moom ci coono rek la ñu nekk
te ñun ay dépense boo xam ne dañ koy dab par jour la chaque jour boo ñëwee il faut nga def ay effort pour mën a lal pour mën a nga jàpp dara yóbbu ko sa kër. jaaykat bu nekk di am place ci luuma bu nekk yenn saay yooyu la place di taa. des fois nag nga dem marché boo xamante ni comme fi nga waroon lan dem fekk mu taa affaire yooyu noonu da nga obligé da wëriwaat feneen boo amee feneen foo xam ne mën nga fa am foo lal nga lal boo ko amul itam ba tey nga takkaat sa bagage ñibbiwaat rek comme sa place ni nga fekk mu taa mën na gis koo xamante ni ñëwul nga dem place am après nga lal foofu noonu waaw soit mu nga gis xam ne nii des fois ko xam du ñëw xam fii da ngay luyee chaque mois yaa ngi fay 1000 francs chaque mois chaque marché bu nekk 1000 francs la léegi boo demee après ko xam ne ñëwul nga dem jëm place am nga lal fa après yow nga joxe 1000 francs boobu noonu des fois nga gis xam ne takk bagage ñu ba marché du am fu mu lal dem mujjee takkaat bagage dem ñibbiwaat dem xaaraat beneen marché. yéen ci seen marchandise yi ñu koy wàccee ci bërëb yoo xam ne dafa taa li ni mel di leen di indil ay perte. da ngay ñëw ba agsi mu xiin di nga génne say bagage mu commencé di wis ay ndox tuwaale yi moom la ñuy jël di ko muur bagage yi dañuy sonn nawet bi daal moom métti na ci ñun torop léeg-léeg nga ñëw tekki sa bagage mu tooy ñu wàcceel la ko ci ndox doo xam nooy def mu tooy ngay dem di fóot ak di weer ak sonn nawet bi moom métti na ci ñun moom. parce que bagage si boo jaayul da ngay fay oto bi ko yóbbu boo jaayul tamit da ngay fay. bu nawet bi ñëwee nekki nii ci biir marché yi di xaw a jafe bu ñu sukkandikoo ci jaaykat yi seeni bénéfice dafay wàññeeku. jërëjëf soxna Ami Diouf ñu xuus ànd ak ki nga xam si moo di Ousmane Sonko njiitu parti Pastef mi ngi xam le ni jamono ji lu tax phénomène barsàq maanaam ndaw yu bari jël gaal gi ñàkk yaakaar ci réew mi moo ko sookeem ak it politique ci wàllum xëyum ndaw ñi njaw dafa desu xambin ci lu bëree bari moom Ousmane Sonko yëkkati kaddu ci am ndaje mu doon séq ak kii di docteur Babacar Diop mi nga xamante ne bi soxla aw këyitu partem mu jot ko moo ko jafe lool dénk na kaddu Ndeye Mahème Gaye. kon suñu newoon gelwaar ku xam signification bi rek yaa njëkk a fëgg sa dënn ne man gelwaar la kenn mënu koo askanele benn xeet kese ci biir réew mi wala benn waaso moo tax c'est ridicule. ñu ngi leen di féliciter ci effort boobu di leen wax ni di ngeen am suñu soutien total et absolu dans cette lutte. ab waay boo xam ne nee nañ ne après les indépendances daanaka amul benn combat ba mos a mënee sa àdduna dëgg ndax da ngaa raam la ngaamu ci ay parti ay appareil cacher ton jeu ba ñu defar la faxas la génne la fa nga newoon situation am sénégalais yi bëggoon changement tu étais le mieux embusqué nga jël réew mi barki démb rek waxaat nañu diggante Ndar ak feneen ay nit ndaw yoo xam ne ndóol ak ñàkk liggéey ñoo tax ñu doon fexe pour dem tugal bi ñu génnee ci événement mars yi ñaata emploi la fi promettroon dajale xale yëpp jam ñaajo kan moo fi am liggéey kenn te du ko mus a mën a créer nag parce que mënu ko à part politique politicienne amul beneen xam-xam bu mu am. xabaar yi wëy ci beneen mbir lii mi ngi soxal mbirum coowal suuf ca diwaanu Ziguinchor ñu war ci ànd ak Assane Ba foofee ca Mulomp askan wi fay yeewoo jàpp ni dafa am xëccoo gu am seen diggante ak kilifa gox ba ñu nag jot na état bu Sénégal def kem kattan ba lépp luy xeex bañ fa am seen àq bu ca kenn fell leen askan wa wax lu ni mel ñu xuus ci gox ba ànd fa correspondance Assane Ba. coowal suuf si dox diggante Mulomp ak Oussou yi dafa mel ni rek jeexagul léegi ginnaaw ay weer yu bëri yi nga xamante ne amoon na dal ndax suspension bi nga xamante ne sous préfet bu Louga Wolof suspendre na ko zone boobu askan wi nga xamante ne ñoo dëkkee ci Mulomp ñu ngi tuuma rek maire bu Oussou yi ne dafa violer arrêté autorité administrative te dara fekku ko ci. dem ay at passé préfet bi sous préfet bi jël arrêté naan léegi zone boobu mooy Djihwa kenn du fa demati liggéey kenn du fa teg tànkom mooy zone tampon lu tubaab di woowee zone tampon kenn du fa teg tànkom ñun respecté nañ ko jël nañu arrêté bi te dafa joxe arrêté bi ñëpp ñun jël nañu arrêté bi respecté nañ ko waaye ñoom ñu ngi ñëw ci zone tampon yooyu di def lu ñu na def loolu nag préfet bi bu demee ba jël arrêté sous-préfet disons bu demee ba jël arrêté. malgré waxtaan bi nga xamante ne commission nationale du dialogue des territoires ak archevêque bu Ziguinchor monseigneur Paul Abel Mamba defoon nañ ko fa yëf yi changé wul ba tey diggante ñaari gox yi ci kanam li nga xamante ne moom lañ jàppee noppi autorité administrative yi notable yi nga xamante ne ñoo fekk baax ci Mulomp xamle nañ rek mënatuñ téye seen askan ci li nga xamante ne waa Oussouye village ak seeni maire ñu ngi nekk di ko doxal. loolu mooy wone ne
zone boobu ci arrondissement am la bokk bu bokkuloon ci arrondissement am est-ce que moom amoon na sañ-sañ jël arrêté du am sañ-sañ boobu préfet bi moo naroon jël arrêté mais sous-préfet bi moo ko jël lan la ñuy ragal pour trancher affaire bi mu jeex ku nekk xam fu mu féetoo waaye defuñu ko parce que ñun leer nañu ne ñoom xam nañu lu xew mais lu ñu xamul xamuñu lu ñuy ragal. ñu tuumal ko ne moo nekk di xamba taal bi maire bu Oussouye biñ ko laajee nee na rek bëggul indi ay tontu ci les tuuma. ba tey ci wàllum environnement fii ci Ndakaaru gox ba duppee zone de captage foofee am na benn bassin bu mag bu fa nañu koy wax bassin de rétention ndoxu taw yi lan fay dajale ba du dem ci kër yi waaye la fa nekk ci ay yoo ak xeet yu mel noonu bari na lool service d'hygiène yi daañu ko pompé ndax dafa jege hôpital bi duppee Idrissa Pouye ca nekk ci Grand Yoff kon fexe ña fay yewoo am kaaraange si wàllu wér-gu-yaram mënta ñàkk lii moo tax service d'hygiène jóg ci wàllu guddi ñu ànd ak colonel Maodo Malick Cissé yow sax Maodo Malick Diop am na lu mu dénk Moustapha Gabax Diop. tey dañu nar a traité bassin bi nga xamante ni si moo nekk ni sunu kanam muy bassin bu mag buñ ko defee ba pare aussi bu boor ngoonee daañu defaat benn saupoudrage tout autour n'est-ce pas du bassin bu ñu paree ci loolu nag peut-être vers 11h yooyu minuit fekk nit ñi mën a dugg seen biir kër yi boobu daanoo dugg ci quartier yi pour jéem a pomper nga xamante ni si daañu rey poudre quoi nga xam si daañu rey lépp loo xamante ni si ay yoo la ak ay xeetu yeneen insectes yi parce que dañu jàpp ne yooyu en fait ñooy joxe feebar yi nga xamante ne si mën na dem ba egg ci ay épidémie comme ni ñu koy waxee ay choléra parce que choléra yëpp genre kii mel ni moo koy indi paludisme aussi ay yoo koy indi boo xoolee ay chikungunya ak dengue yooyu yëpp dafa nekk yoo xamante ne si seen ay vecteurs ay moustiques la ñuy doon te yooyu nag la ñuy ñëw tey pour xeex te yooyu yëpp ñu ngi développé bu fekkee genre condition yu mel ni ñoo taxaw bassin bi boo ko xoolee xam ne kii buñ ko bàyyi ni aussi mën na indi ay prolifération larves yi fi la ñuy juddoo musi yi fi la ñuy juddoo nen fi màgg fi après naaw dem dugg ci biir kër yi waaw léegi sànn ay mbalit yoo xamante ne si dafay doy waar des fois sax mu nekk ay tuyaux ay canal yoo xamante ne si boo foo sànn bi ni day bouché ndox dootul dem dootul def dara loolu aussi dafay nekk loo xamante ne si mën na indi yeneen jëye yeneen problème de santé publique donc yooyu yëpp daan ci ñaax ak askan bi daan ci waxtaan ak ñoom quoi. xabaar yi wéy lii moom mi ngi soxal mbirum sport Sénégal mu ngi wéyal ay joganteem ca afro basket ba ca Kigali ci réewum Rwanda ëllëg incha allah àllarba ci benn waxtu Sénégal dina sëgg jongante ak ñi di waa Angola équipe la bopp kenn du ko lam-lamee mook Sénégal seen laaj dafay métti lool ndax ñoom itam dañ di ay jàmbaar ci wàllum basket li moo tax kii tàggat sunu gaynde yu góor yi di Boniface Ndong ni la amoon ni ay njuumteem jamono yu match yu njëkk ya moom kenn du ko nangu bi la yoon dénk na kàddu sunu envoyé spécial Cheikhou Seydi. équipe boo xam ne dañ ko respecté parce que ku gagné Coupe d'Afrique 6 fois donc juróom-benn yoon yu tegaloo nga xam ne équipe boobu vraiment équipe bu basket la donc maa ngi leen di jox respect bu mag di jox respect aussi joueur am yi ñu yor comme Carlos Moraes mais li ma gën a concentré mooy suñu équipe je pense que ñun am nañu doole boo xam ne mën nañoo rivaliser ak ñoom donc suñu jàngat rek mooy jéem a jouer match boobu comme ni ñu joué ñeneen match yi pour jéem koo gagné. ñun bi ñu ñëwee fii dañoo ne woon dañu bëggoon gagné juróom-benni match donc match poule yi aussi dañ ko joué pour gagné ko match bii nag c'est vrai que différence bi mooy que ne amatoo chance deuxième chance soo perte da ngay génn donc xam nañu loolu mais loolu taxul pression bi yokk ñun li ñu bëgg mooy match bu ñuy joué rek ñu joué ko pour gagné ko. ñu des ca Kigali ndax foofee ay doomu Sénégal ñu nga fay dund ca fu nekk koccel daan doole mënta ñàkk Modou faatu ku ne na ngay yëngutoom ca gox bu ni mel correspondant Sékou Seydi. Nyamirambo di dëkkuwaay sénégalais yi. famille Ndoye daal di fi yor magasin di jaay ay tissus ci quartier bii ci bërëb ba ñu fekk fa Abdoulahat ak Mame Diarra di mag ak rak ñoom ñaar yi ñu ngi juddoo ak màggee Kigali seen waajur bu góor di sénégalais seen waajur bu jigéen di rwandaise di ñaari pàcc yoo xamante ni jàpp nañ ni richesse la ci seen culture. culture africain daa war a xam fii ci beneen dëkk fii comment ça marche quoi fii man rwandais xam naa wax rwandais olof la tamit mën naa wax olof tuuti mais fii laa jóg. ñaw doon activité bi nga xamante ne lu ëpp ci sénégalais yi moom la ñuy amal fii ci Kigali lu soriwul dara magasin famille Ndoye bi am na atelier couture boo xamante ne Abdou Dieng moo ko moom mi ngi dund fii depuis 2000. réew mi au début xamuñu woon ñaw parce que ñun ñoo leen jàngal métier bi waaye xam nga Sénégal fu mu dem
day joxe métier am yàlla def na nag ñu ci bari sax am na ñoo xam ne ñoo leen ber fii loolu ci bari xaw nañoo handicapé suñu liggéey daal ndax ku ci mën dara daal di dem ubbi sa atelier daanaka boo defal attention rek dana nangu see client waaye nag suñ borom a ñuy suturaal. doomi Sénégal yi lee ñoom ñu ngi sant bu baax ci li ñuy def waaye bi coronavirus bi ñëwee ba tey seen liggéey bi dafa am jafe-jafe. liggéey bi day dox tuuti à cause de coronavirus bi dañuy am ay clients tuuti mais c'est pas comme avant dañuy amoon ay plus de 50 clients par jour mais maintenant clients yi bariwul. liggéey bi ñu ngi ci for ndànk-ndànk daal waaye nag bokkul comme avant parce que avant ci lañ ëppoon ay liggéey daal ak itam Covid bi daanaka yàq na liggéey. bu sukkandiku ci ay chiffres yi nga xamante ne ambassade bu Sénégal bi nekk Rwanda joxe na ko xayma bi téeméer ci ay doomi Sénégal ñu ngi dund fii ci Rwanda ñu nekk ci ay domaines d'activité yu toll ci ñett ñi ci ëpp nekk ci informel bi ñi ci des di ay étudiants ak ay administrateurs. Cheikhou Seydi jaajëf ginnaaw Rwanda ak Sénégal ya fa nekk ñu intégré foofee lool yegg nañ ci pàcc bi jagleel toog tekki ci réew mi tekki wuli nekk ñi dem bitim réew dundi ay jàmbaar waaye itam ay jàmbaar des nañu fii di fi koccal di fi góorgóorlu ci itam tekki fi lu mën a nekk la waxambaane bi di Mambou Cissokho du ko weddi tailleur la boole càkk di wër di jaay def marchand ambulant ma ngay ñëwaat ci na muy koccal di gis boppam ak jàppale leen ci ay ndaw ñu ànd ca ak Mouhamadou Lamine Fati. non métti na tout début est difficile li tubaab bi di wax naan lu commencé rek métti quoi mais ñun dañuy ñaan yàlla commencement ak métti pour mujjantal ba mu neex parce que ñaanuñu yàlla commencé dara mu neex donc góor dëgg dafa war a jaar fu métti boo xamante tey suba bu amee alalam dina xam nan la koy gérer nan la koy téye. gëm sa bopp fexe ba ñafe ba mun cee génn ndaw bu ne war naa gëm lu nu mel. loolu mooy xalaatu Mambou Cissokho moom mile di tailleur mu ngi ñëw ci jaar-jaaru ndawam. métier bi en fait dama nekkoon école nekk xale bu terrible quoi maanaam topp say morom di def yoo xamante ne bu ñu la nee demal jàngi nga ne déet dem tàggoo jàngi jóge fa dem géej dàqante ji affaire yooyu après finalement si la ma sama maam gis xam ne kii xam naa ne bu yàggee fii moom xam naa ne bëggul jàng sax peut-être noonu laa ko mën a waxee mais maa ngi doon jàng quoi école 23 bu nekk Guédiawaye maa ngi jàng ba fi nante yam rek classe M2 quoi après sama maam bu ma nekkaloon boo xamante ne moo ma yar quoi woo sama patron mu ngi nii sax moo jaar fii léegi moo nekk si kaw parce que moom Mali la demoon bi affaire yi métier daa dem Mali mais après sama maam woo ma boole ma ak moom mu may jàngal métier di ma jàngal métier yàgg naa fa nag boobu ak 96 ma yàgg fa ba ni ma fay jógee après moom papaam jël ma yóbbu ma usine Bentali ma nekk fa di ñëw bi ma jógee foofu tamit di ñëw après bi ma bàyyee foofu jéem naa def tailleur ambulant ma tailleur ambulant mooy maanaam nga nekk góor yàlla nekk bañkat soxla wala lu kenn comprendre nga ba pare nga nekk ndaw fi nga nekk banlieue bi fi nga nekk métti kenn dimbalewu la kenn jàppalewu la donc ma gëm sama bopp doon ñaan yàlla benn affaire ne man ñii nekk ci mbedd bi taxawaaloo ko def naka su dul noonu ñaanuma yàlla mel ni ñoom parce que suba bëgg naa réussir yor samay jabar ak samay doom comme ñëpp comme lu ku baax di bëgg rek bëgg naa ko am quoi si laa doon def marché ambulant dem naa fi Parcelles dem naa fi Dior fu ne dafa def ay ambulant ay bëcc ay kii maanaam journée loo ñëw ñu fay la ko journée bi nga dugal sa poche dem finalement après ma ne non loolu yëpp daf may sonal si laa dajale benn xaalis jënd benn machine teg ko suñ ma kër quoi di fa marchand ambulant taaba après finalement si la ma sama benn grand frère gis Ablaye Gueye indi ma ci marché bi boole ma ak benn femme fii nii may liggéey ak moom mais xam nga lu yàlla ne fa lay yem rek fa lay yem ci laa jógee ñëw créer affaire bi nii quoi. tàmbali ci école primaire dem ba nekk tailleur tey jile Mambou comme ñu koy xaritam yi di woowee moom ci atelier am juróom benn nit góor ak jigéen mu ngi leen di liggéeyloo naam sax moom am na mbiru boppam waaye loolu terewu ko ba tey jile day def marchand ambulant ci ay waxtu yi nga xam ne nekkul ci liggéeykaayam. nit ku nekk da nga war a di xëyee di ko gontoo quoi ngëm-ngëm maanaam da nga naan li ma gëm yàlla rek moo mën a dox sama diggante ak moom pour mu réussir donc nit ki lu mu ragal a def rek du si réussir même bu fekkee da ngay tax ay mbuusu poobar di ko jaay. bu yàggee di nga si réussir quoi parce que man ngëm-ngëm laay demee gis nga tey bu ma jugee fii nii damay wàcc jël sama saak odo def si ay parfum nga baal ma si kii bi def si ay parfum mu ngi nii si kaw su ma paree am na yenn yoo xam ne sama saak bi ma odo léegi parfum moo si nekk damay dugg marchand ambulant parce que loolu laa gëm. tolof yi nga xam ne Mambou am na ko ci jaar-jaaram loolu taxul benn yoon moom mile mu bàyyi loxoom. début bi métti woon na trop parce que fii bi ma fii ñëw 2012 laa fi ñëw
boobu métti na trop kenn gëmul woon sax ne fii dina dox quoi parce que boobu bi ma fi njëkk a nekk centre commercial ma ñëw fi nekk si kaw di liggéey di taaba xam nga tey mu neex suba mu naqari da ngay liggéey sax am problème fay location quoi mais dañ naan jàmbaar du daw quoi donc da ngay gëm li nga gëm rek bu yàggee yàlla na la fekk si ngëm-ngëm nag moo ñu indi fii métti woon na nag trop kaa ngir wax ndaw yi ñu gëm seeni bopp tailleur bile mu ngi leen di jox xibaar bile. bëgg mooy que ngeen gëmloo ne jeunesse ne ñun suñu réew lañu am quoi te pour mu dem ñun ñoo ko war a yëkkati ñu bañ leen dugal si yenn xiiroo yeeg ŋaa yooyu quoi ku ci nekk na gëm boppam rek xam ne live bi il faut nga liggéeyal sa bopp pour am kenn defaratul kenn dara kenn dimbaleetul kenn si lenn quoi. tàmbali ci liggéey dem bay liggéey loowul ay nit. naam sax dundunam am na ay jafe-jafe yu bari Mambou Sissoko moom loolu taxu ko moom mu wàccee loxoom benn yoon. bëgg naa place bi nekk beneen place doon gan di entreprise comme tout le monde ma am samay élèves comme nu ma ko amee nii rek dëgg la bariwuñ mais maa ngi ci sant yàlla parce que boo toogee tey ba nit jox la boppam ne dama bëgg nga jàngal métier rek ça veut dire que ne yaa ngi avancé wala fi nga nekk ñu lay bàyyi xel yaa ngi avancé donc bëgg naa réussir tey suba teral sama ndey ak sama baay surtout sama ki ma bëggoon gën a teral nag mooy sama maam. suma maam booy bëggoon naa ko teral bu baax barki alxuraan parce que moom rek laa xam. tàmbali rek di gëm boppam tey jile kii di Mambou Sissoko moom mu ngi yare entreprise am di liggéeyloo ay nit di wax ne rek ci biir àdduna liggéey rek mën a fay boroomam. jaajëf Mouhamadou Lamine Fati waaye itam jaajëf Mambou Sissoko delluwaat ñaax ndaw yu mel ni ñoom di ay waxambaane ñu gën a takk ndigg yi góorgóorlu jaaju ndax li naan boroom karaw gu ñuul ñàkkul dara takk ndigg yi ca laxasaayu ca waar wa gërëm leen itam ci ànd beeg ñun ci TV lii moo la fa ci xabaaru Maraxim ñu bàyyi leen ak programme bi di wéyandi fàttaliwaat incha allah tey am na plateau spécial édition spéciale bu ñu jagleel mbirum logement ñu bari di ca dugg bëgg a kër mu ta leen lool lenn ci ay agent immobilier ak la ñuy dugal ci ay coow loolu lépp tax na ñu war a am plateau spécial ci wàllu guddi mel bu 20h45 jotee bàyyi leen ak la total Cheikh Hassana Fall axi ganam mu doxal ba ci kanam jaa ngeen jëf